mbokk asalaamaaleykum ñoo des waxtaan seen télévision nationale jot neen xibaar ne taatanaal ci subaak léegi ci bopp xibaar yi màggal nañu nag Noël ci jamonoy mbas mi mees bi nag moom mooy wane ndorteel xumbeel yi ci njiitalu monseigneur archevêque bu Dakar di Benjamin Ndiaye nag jël nañu nag ay matuwaay yu am solo rawat na nag ndigleel kër docteur ngir mën a moytu ci feebaru coronavirus bi. ci wàllu rétro li ñu wër nag am na ay jéego yu am solo yu nga xamante ne rek def nañu ko ci wàllu wi ñu mel waaye tamit am na yeneen yu nga xamante ne rek dañu koy naqaru mu jëm nag ci bi ñuy yóbbu yenn oryx yi gazelle oryx yi nga xamante ne rek dañoo fàttu ci yoon wi waaye tamit ci wàllu wér-gu-yaram it ni nga xam moom la ñu nag jàppale suñu mbokk yi ci wàllu mbas mi nekk na lu ñu ràññee dañ sa ànd ak Oumou Balde li nga xam moo jëm nag ci wàllu mutation virus bi nga xam mooy virusu Covid 19 ak li nga xamante rek moom la àndal suñu réew nag nekk na ci daal taxawaay bu am solo ko nga xamante ne amal na ko rawat na nag ñaareelu vague bi nga xamante ne rek moom la ñuy wax dinañ ci ànd ak de Kumba Touré Kane ci ay leeral. mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant stamb bi ngeen tam seen télévision nationale laxta su ngi defee topp xibaar njël benn xibaar suñu mbokk chrétien yi ñoom màggal nañu Noël muy nag ab messe gu ñu ubbee xumbeel yi ci njiitalu monseigneur Benjamin Ndiaye jamono ji nag dafa di jamono ju nga xamante ne dafa wuteeg yeneen jamono yi ndax nag mbas mi moom moo teew ci àdduna wërngal këpp rawat na nag suñu réew ba tax na matuwaay yu am solo jël nañ ko rawat na nag du pook ndigle kër docteur ñu ànd si ak Kaltom Gueye. lii nga xamante ni moom moo di Noël nag ñi ngi koy màggal ci nga xamante ni nag feebar bi di mbas mi ngi lëmbe dëkk bi mu mel nag terewul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi daal di ñëw waaye nag kenn ku nekk rek daal dina respecté li nga xamante ni moom lañ duppee mesure barrière yi ci cathédrale bu Ndakaaru nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi ñëw nañ ci messe bi nga xamante ni moom mooy màggal juddu kii di Yeesu Krista. bu ko déglu message bi archevêque de Dakar joxe. vraiment nga xam ne église bi kat mbas bi mu commencé ba léegi yaakaar naa ne ñoo ngi woon ci kanam ci xeex bi fidèles yi aussi am comportement bu responsable les mesures barrières yi ñëpp a ko respecté en même temps aussi yaakaar naa ne ku ñëw fii tey am na li nga mën a yóbbaale li nga mën a yóbbaale toll na ci message bu am solo boo xam ne archevêque bi joxe na ko ak hommage boo xam ne également rendre na ko le personnel de santé. évêque bi tamit ñaan at bi ñu jàll metti na ak pandémie bi sacrifice yi metti woon na torop ndax ku xam évêque xam kilifa diine li ñaanu mbooloo mën a représenté ci communauté ñu toog diir bu yàgg église yi tëj mu wax ko sant si tamit fidèles yi ñiy mën a comprendre loolu ba mën a respecter mesures barrières yi mu ñuy ñaax ñu gën ko continuer ndax mbas mi ku ci nekk da nga ci war a respecter mesures barrières yi bu ko ñëpp defee rek ñu mën a nekk ñu mën ko génnee ci réew mi. kii nga xamante ne nag moom moo jiite jàngu bi fii ci Ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye nag ci waaraateem rek dellu si na bu baax a baax ci ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci lii di corps médical bi waaye itam mi ngi dalal xel yi tey ñaan ndax lii di mbas mi daat fi jóge bu gaaw a gaaw moom nag ci biir waxtaanam itam dellu si na ci ki nga xamante ni moom lañ duppee kii di ñu sauver kii nga xamante ni moom la yàlla yónni wala sax ki nga xamante ni ñi ngi koy woowee Seigneur. màggal gi ñuy màggal judduk Yeesu Krista nag daat na indi li nga xamante ni moom moo di espoir ci xolu ñëpp temps yi ñuy dund nag ni temps yu métti yoo xamante ni lii di mbas mi daat na lëmbe fépp message bi nag daal di tax ba kenn ku nekk rek sa xel daal di dal. jërëjëf Kaltom Lay Gueye at bu jot nag monseigneur di archevêque bu Dakar dafa joxe ab message baax ko suñu mbokk catholique at bi tamit def na ko dellusiwaat na ci naka la ñu fas yéene màggale Noël ci jamono yi mbas mi ñu déglu si abbé Baye Rémignon ci turu monseigneur. aji ngëm ci Krista bi mbokki julit waaye defal yàlla ak yéen gëstukatu solo su abadan na xelum borom bi ànd ak yéen te suqali i xalaat ak i jëf yu méngoo ak coobare gi yàlla xel mu sell mi xelaloon taalibe u yonent ba Esayi ba mu yeey ne atum ngëneel mi borom bi di maye ak i jiwi njub ak cant
na xel moomulee palax ci seen kaw yéen ñépp te baawaani ci kaw ñi yenu mettiti àdduna na xel moomulee indi wër ci seen yaram dal ci seen xel jàmm ci seen xol ak bees ci seen ruu maa ngi xalaat bu baax ñépp ñi mbasum Covid-19 toskareel ñi ci ñàkk seen xëy ak ñi seen loxo jotatul ginnaaw ba tax mënatuñu faj seeni aajo njaboot yu gën a aaju rawatina sutural na mu ware i seeni mbokk ci rafet njort jamono nattu ji daf ñuy may ñu jaanoo ak sunu neew doole waaye ci suñuy xaaju guddi ni teef giy feeñ ci suñuy moy suñuy sën géem suñuy neew doole xel mu sell mi daf ñuy wommat ci guddi gu saka sell fa muy diggalee malaaka samaan ya ñu jottali yéene bu rafet a rafet bile tey jile ca dëkkum Dawid ab musalkat judul na leen di Krista borom bi ci lile ngeen koy xàmmee ji di ngeen fekk liir bu tooy bi ñu lëmës ak ay laytaay te tëral ko ci am mbalka nag mu doon wax ci turu abbé ci archevêque bu Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye di ndokkee rek suñu bokk catholique yi yàlla ni fi yàlla bàyyi di ñu bëri bëri ba ñu gën ko mun a teewe président de la république Macky Sall dalal na ñëwkat bi di Oumy Sy moom nag daf ñu waxtaan ak njiitu réew mi ci ubbite waatu atelier Leydi yi ak i tàggatu ci wàllub ñaw yu démb yi ak it takkaayub démb yi waaye tamit waxtaan ak moom ci projet boo nga xamante ne rek am na ko ngir dellu suwaat la fi maam yi doon def mu jëm ci wàllu buur yeeg almaami yi ñu déglu ko. maa ngi jaajëfal déjà président bi di ko remercier bu baax le fait que mu recevoir ma tey wax ak man defe naa pour que président de la république recevoir ma wax ak man c'est la première fois parce que il faut quand même ñu wax ko ndax laajte bi moom dinañ ko def waaye pour que nit ki def attention ci yow tam loolu tam dañ ko war a njukkal parce que wuyu na ma déglu na ma waxtaan naa ak moom pour sama atelier de formation yi ma amoon Leydi yi nga xam ne dama doon former xale yi partout dans le monde ñuy ñëw di def stage fii en même temps may former waale xale yi nekk ci réew mi école boobu dafa tëj lu yàgg léegi pour que école boobu atelier boobu ubbi moo tax ma tase chef d'état bi tey pour wax ko nag lan mooy sama mbébét pour mën naa léegi def benn ay livres yi nga xam ne mooy histoire roi et reine yu Sénégal yi ak almaami yi ak arrivé colon yeeg yëpp mooy ñetti œuvre yi ma war a defar yi nga xam ne day am film en même temps am spectacle en même temps am ay livres d'art yoo xam ne dañ koy jàng ci école yi loolu laa doon waxanteeg président pour que mu dimbali ma naka laay sottil mbébét boobu waaw ci loolu lañ doon waxtaan. ki nga xamante ne rek moo nekkoon secrétaire général ci dalu joon bu ñu denk wàllu koom di Pierre Ndiaye ginnaaw bi mu làqoo léegi nag ma ngay noppaliku ca dëkk bu ñu naan Lulimba Faye ca commune bu Sandiara jawni yii di Amadou Hott ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñoo ko gunge ca këram gu mujj président de la république nag delloo na ko njukkal ndax école nationale bu statistique ak analyse économique moom la ñu ko fas yéene rek tudde ñu déglu si ay seede jawriñ gi ñu denk wàllu koom di Amadou Hott ci micro Aram Ndaw tey nag bis bu tiis la si ñun si ñëpp ñi nga xam ne xamoon nañ Pierre Ndiaye wala dégg nañ ay mbiram ndaxte Pierre Ndiaye moo nekkoon sunu secrétaire général ministère de l'économie du plan et de la coopération mais balaa loolu nekkoon na fi directeur général de la planification et des politiques économiques nekk au cadre de la banque de la BCEAO mu nekk koo xam ne ndawu Sénégal la woon grand cadre commis de l'État ci Sénégal nekk nit bu yiw bu mën liggéeyam bu xarañ bu teey nit boo xam ne dafa doon jéem a fédérer mooy boole nit yi même soo leen nekkee ci réunion sax moom toujours position am pour jéem a fédérer nit yi la woon Pierre Ndiaye nag def fi liggéey bu am solo ci Sénégal ñëpp ràññee ko partenaire au développement yi ràññee ko
moo tax nag il fallait que ñu dem ci village am fële ci Lulli Mbafay pour inhumer ko fi ñu ko doon denc gis ay mbokkam présenter sunu ay condoléances indi sunu njaalu président de la République son excellence Macky Sall njaalu gouvernement du Sénégal ak njaalu ministère de l'économie du plan de la coopération ak ministère des finances et budget ma ànd ak sama naataango le ministre Abdoulaye Daouda Diallo ñu ànd fa représenter président de la République représenter sunu ay ministères ndaxte sunu collaborateurs yëpp yu fi nekk ñaari ministères yi ñu ci bëri xam nañ Pierre Ndiaye liggéey na ak moom ñëpp naw ko ñëpp di roy ci moom ndax ci lu mu doon def lu baax ci compétence am ak ci xarañam ci liggéey ñeme liggéey nekk nit boo xam ne dëgg lay wax ku am xam-xam ñëpp vraiment respecté ko moo nekk nit boo xam ne aussi da doon uuf ñu ndaw ñi di leen won nu ñuy defee liggéey loolu daal moo nekkoon témoignage bu mu bëggoon wax xam nga soo déggee aussi plan Sénégal émergent ñëpp xam nañ jéego yu si Pierre Ndiaye dox PAP 1 mooy PAP 2 programme résilience économique sociale bi mbas bi ñëwee liggéey bu mu ci def ak sunu ministère bi mu jiite liggéey yu bari programme de relance tam mu taxaw ci ñëpp ràññee ko ci moo tax nag témoignage bi c'est unanime ñëpp benn kàddu lañ wax mooy ku mel ni moom c'est rare qualité yu mu boole yëpp nekk ci benn nit jafe na nga gis ko ci nit qualité yu bari la boole yàlla may ko ñu jaale ay waajuram ay mbokkam ay xaritam ak njabootam soxnaam ak ay doomam ak ñëpp au nom de la nation au nom du chef de l'État ci turu ñëpp vraiment Sénégal perte na doom bu am solo doom boo xam ne liggéeyal na Sénégal président nag moo tax président Macky Sall jël na ndogal ne école statistique bi nga xam ne moo nekk ci l'ANSD école bu ñu ràññee c'est une école africaine ñu bëri dañuy jóge ay Cameroun jóge dëkk yu bëri ñëw ñu leen di former fii ci Sénégal école statistique boobu président nee na nañ ko tuddee Pierre Ndiaye incha allah den ko def ci fan yi di ñëw. yal na ko suñu borom yërëm te jégal ko président de la république génn na lu toll ci $2 milliards ak juróomi téeméeri millions jagale ko ci wàllu cosaan ak aada mu ñaareel bu yoon bu mu leen di jàppale ci jamonoy mbas mi jaww ni nga xamante ne mooy seen jaww ni moom ñaax na ñaari kuréel yi nga xamante ne rek ñoom ñooy toppatoo wàllu artistes yi ngir ñu xalaat ci naka lañ leen koy séddalee Ndaye Daja. $2 milliards ak genn wàll la njiitu réew mi teg kon ci table bi ngir jàppale artistes yi nga xamante ne ni jamono ji metti na loolu ci ñoom ci jamonoy kon Covid gi. lii tam du remboursement du caageen ne man def naa lii dañu war a rembourser loolu du loolu état te loolu benn état mënu ko def lu ñu xam mooy mu ñëw soulager ñu ñëw indi ak dimbal ci seen corporation boobu. reprendre suñu liggéey moo ñu gënal. mais xaalis bi mu jël tamit nar ko teg suñu loxo pour dàmpe ko ñi nga xam ne ñu ngi taxaw liggéeyuñu loolu tamit ñu ngi koy rafetlu te tamit séddale bi am nañ expérience bu ñu amoon ndax président njëkkoon nañ jox 3 milliards ñu séddale ko dañuy sukkandiku ci loolu rek gën ko améliorer defaraat ko ba nga xam ne dañ xam ñan ñoom moom xaalis bi ak naka lañ koy joxe ci anam yu rafet ñu defee ko noonu. xaalis moom fu ñu ko wax rek mun na am coow jóg waaw donc dañuy jàng ci expérience bi ñu am rek pour moytu loolu bi yoon. ne lii ndàmpaay la rek waaye du dañ leen di delloo li ñu ñàkk yépp ci seen wàllum liggéey. coalition acteurs de la musique nag moom jàpp ne lii benn organisation bu indépendante moom moo war a séddale koppar yi. que toute personne boo xam ne da nga percevoir ci xaalis bi bu nu paree ci liggéey bi ñu publier ko jël journal officiel ak beneen journal teg ko ñu ne diw ak diw lii lañ ci dikki loolu moom mooy li yoon suñu ne transparence la ñuy wax. ak leneen nan ko def comme yoon comme ça buggee ci fitu internet bi kenn du jiiñ na moromam moom moo def lii wala moromam am def la li koppar yi naam am na solo waaye artistes yi li leen soxal bu baax a baax mooy ñi teg ab plan de relance te nga xamante ne ni mbas mi sonal na bu baax a baax lépp lu aju ci wàllum aar. Ndaye Daja autopont bu Yoff ubbi nañu ko gudd na ci lu toll ci 4 téeméeri mètre loolu na tax ba dem bekk dikk bi gën a yomb ci Dakar Hamidi Diop. mu ngi toll ci 4 téeméeri mètre ak juróom autopont bu Yoff ñiy dawal oto doon xaar liggéey bi daal di jeex tey ji nag autopont bi tijji nañ ko ci circulation bi 2 fois 2 voies nag moo fi am li nag nar a wàññi embouteillage yi bu baax.
autopont bi nag dafa nekk ci programme yu bëri yoo xam ne état bi moo ko lancé mois yee passé autopont bu nekk Saint-Lazare da nga gis ngeen mettre nañ ko en route autopont bu nekk Cité Kër Gorgui mettre nañ ko en service tey bii la bi fa yi ay weer yi wala semaines yi di ñëw di ngeen gis yeneen autopont yoo xam ne ñu ngi leen di liggéey bu neexee yàlla daañu leen mettre en service. ñu woy mobilité urbaine nekk na réalité fii ci Yoff ñi dawal oto ñi dëkkee fii daanaka lu yàgg ngi nii ñu toogoon di muñ embouteillage. parce que lii mooy développé réew bu amul ay tali yu baax du mën a développé wu parce que tali yi mooy tax nit ñi di gaaw dem fi ñuy jëm at di kat comme en Europe da ngay jékki-jékki jóge fi dem ba Tamba liggéey ñëwaat mais fi ñu toll nii Dakar pour nga dem en ville rek il faut 2 heures de temps. ñun waa Yoff dañ ciy sant état bi sant nguur gi sant si président de la République parce que édifice bu mu def fii mais pour Yoff waay parce que dafa rëy parce que édifice bi di ko tubaab bi di waxee vraiment édifice su 3e génération la. bu njëkk bi dafa metti woon circulation bi mënoon nañu def ay ñaari waxtu. waaye léegi xam naa dina gën a gaaw. autopont bu Yoff nag dafa bokk ci li nga xam ne mooy ouvrage yi entreprise française bii di Matière war a taxawal fii ci Dakar ngir xeex embouteillage yi nguuru Sénégal nag bu weesoo pàccu defaru pont bi moom am na njàngale ak transfert de technologie bu am solo buñ ci indaale ndax dafa am benn xarale bu yees buñ fi jëfandikoo ñu tuddee ko Unibridge. Amidou Diop ci rétro ci lu ñu wër ci atum 2020 am na ay jéego yu am solo yu nga xamante ne rek nemmeeku nañu bokk na ci nag charte boo nga xamante ne wote nañu ko ca pencum ndaw réew mu jëm ci wàllu plastique yi waaye tamit jëm ci wàllu ñëbbatum garab yi ak màggal bis bu ñu duppee garab ak zone ca wet ga Covid 19 bi nag tax ba ñu tëj parc Hann waaye tamit gazelle oryx yi nga xam ne dañ doon leen yóbbu ñu faatu ca yoon ba ak it li nga xam moo jëm ci wàllu xew-xew yi am ca corniche ba ni mu doon mabbe loolu nekk li nga xamante ne rek ay xew-xew la yu nekkoon ci atum 2020 rétro bu ñu Abibou Mbaye xaatimal. li gën a fës lees mën a fàttaliku ci atum 2020 jëm ci alam bi bokk na ci loi bi ñu woote ci pencum ndawi réew ma juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2020 ngir dakkal lépp luy plastique mbuus ak yu ne demee donte am nañu lànk terewul moom ñu nangu ramasser ci marché yi lim yu takku ci mbuus yooyu rax ci dolli fësal ci ab campagne ngir soññi askan wi ñu bañ a jëfandikoo plastique bés bi ñu jagleel garab màggal nañu ko atum 2020 guy wala baobab di Adansonia digitata moo doon garabu turandoo bi président de la république jëmbat garabam ca Diamniadio teg ci joxe ndigal ci campagne reboisement 2020 ministre bi yor alam bi ak agence Grande Muraille Verte ak reforestation tàmbale campagne bi ca Touba Tivaouane Ndakaaru jeexale ko ca Kédougou 2020 ñu tàmbale yeesalaat tefesuk Hann di projet bu ministre assainissement ak ndox mi yore bés bi ñu jagleel ozone ci àdduna bi màggal nañu ko itam ci suñum réew ngir ñaax askan wi ci li ci aju ci gàllankoor yi mu mën a andi corniche bu Ndakaaru di wéy di fàq ngir song gi ñu koy song saa su ne ba am ab mur bu fa daanu tax njiitu réew mi santaane ab rapport ci lépp lu aju ci ndell yi ak lépp luy jóge ci suuf lees mën a jariñoo ren jii nawet bi nangu lool tax ñax bari lool andi ay daay campagne yu alawtiku daay yooyu ñu tàmbale ko Matam ak Louga 2020 accord bu pare ci wàllu financement vert am juróomi at toll ci téeméeri milliards ci dollars waaye mbas mi tax koppar yooyu yëwanul na mu waroon a ñëwee mbas mi du nit ñi rek la mbas waaye mala ya ca parc bu Hann amatuñu kenn ku leen visité ndax tëj gi ñu leen tëj lu ko jiitu King Kong di nopp si jaboot bu amoon 20 fukki at ak juróom-ñett màgget tax mu faatu ci 2020 kéwali oryx yi ñu doon jëlee ci réserve Katané ca Ranérou Ferlo doon leen yóbbu ci ab ferme privée bu ministre bu environnement seenu faatu andi na woon coow waaye li Sénégal liggéey waa UICN mi saytu alam bi ci àdduna bi rafetlu nañu ko tàmbalee juróom-ñeenti oryx mu tollu tey jii ci juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom ci ay kéwalu oryx tawat ki daloon nappkat yi ministre bi leeral ni lenn bàyyikoowul ci alam bi maanaam du algue atum 2020 tàmbalik liggéey ca Ndar géej ngir gàttandu géej gi ca Langue de Barbarie koppar yi teew ci taxawaayu partenaires yi ak nguuru Sénégal
Abibou Mbaye ci wàllu rétro wér-gu-yaram li nga xam ne gën a fës ci xew-xew yi bokk na ci feebaru mbas mi nga xamante ni rek ñu ne ay gàllankoor ci secteur yu bëre ki janvier ba décembre ba tey nag suñu docteur yi ñu leen di wax rek daal jaarama ndax nag wane nañ seen bopp bu baax a baax ndax nag def nañ ci ay jéego yu am solo Sénégal nag ni mu taxawoo nit ci wàllu mbas bi nekk lu nga xamante rek ràññe nañ ko fu nekk bu fekkente ni sax daal corona bi moom mi ngi ne faax toog ci réew mi ba bañ a dem boobaak léegi mat na ay bees Umu Balde diñ ci indil ay leeral. 2020 nekk na at boo xamante ni ci wàllu wérgu yaram at bu chargé la pandémie Covid-19 bi nga xam ne Chine la feeñee woon ci ndoxteel at bi tasaaroo na ci àddina bi yépp te Sénégal mucc si réew Sénégal mu ngi enregistré premier cas am ci 2 mars boobu ba léegi gestion pandémie bi moom daal moo mobiliser moyens yépp ci wàllu xeex jàngoro ci jamono ji sax lañu voté budget 2021 bu ministère de la santé te gestion mbas mi am na ci wàllu bu rëy waaye mbas mi tamit tax na ba système sanitaire bi ñu yokk ay jumtukaayam te loolu tax na tamit ñu accéléré liggéey yi ñu tàmbale woon tabax ay hôpitaux régionaux bu mel ni bu Kaffrine bu Sédhiou bu Kédougou ak bu Touba 2021 tamit am nañ ci yaakaar bu baax a baax ci fin 2020 bi am na ay vaccin anti-Covid yu ñuy validé ci ay réew yu bëri Sénégal moom tamit mu ngi préparé ban stratégie lay def pour mun a dugal fii vaccin bi mën a xeex mbas mi ñu ñu war a vacciner ak nu ñu ko nar a defee ñu ngi koy préparé ci ministère de la santé ci jamono ji sax seetlu nañ ni cas Covid yi dafa yokku loolu moo tax waa ministère ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak population bi ñëpp a ngi renforcer stratégie yi ngir mën a respecter gestes barrières yi respect mesures barrières yi bokk na ci ñu tere lépp luy rassemblement. jërëjëf Oumou Balde mutation bu virus bi nga xamante ne rek mooy responsable lu Covid-19 bi ci la nga xamante ne rek moom la ñu saytu ci Sénégal waaye nag gis nañu ne nag ñaareelu vague bi moom daal egsi na ba ñoo ngi ciy def ay jéego di xool rek naka la ñuy fexe ba toppatoo ko comme ni ñu defe woon ca vague bu njëkk ba ñu déglu si kii di professeur Koumba Touré Kane du virologue di recteur bu université Sine Saloum ci micro Lamine Touré. mutation buñ koy tekk ci wolof mooy soppaliku virus bi day soppaliku te soppaliku virus bi mën na nekk mu soppaliku ci melokaan mën na nekk tam soppaliku ci guddaay mën na jékki-jékki mu dagg benn partie ci moom parce que li nga xam ne moom lañ gis ci dëkk boo xam ne moom la ñu tuddee Angleterre fi mu nekk nii virus bu bees moo fa génn te virus boobu li muy wàllante moo gën a bëri. ñun suñu dëkk nag fi mu nekk nii ñi nga am deuxième vague nit ñaa ngi ragal ne vague bi est-ce que du virus boobu la mais virus boobu pour ñu xam ndax moom la walla du moom il faut ñu gëstu ko il faut ñu jàngat ko il faut ñu tester ko pour xool est-ce que virus bi nga xam ne actuellement moom lañ gis virus boobu la walla déet et loolu universitaires yi fi daje seen xam-xam màcc ci mbir moomu dinañ ci taxaw ba nga xamante ni bi balaa yàgg dinañ xam ban virus moo nekk ci dëkk bi ak virus bi nga xam ne moo am léegi ak virus bi amoon ndax benn la walla déet bi loolu weesoo am na kenn koo xam ne nee na ma ndax ñi nga xam ne ñooy faatu ci dëkku nit ñu weex ñi ak ñiy faatu fii ci suñu réew ndax dafa am différence ma ne ko amul différence ndaxte li nga xam ne moom lañ mën a xool mooy virus bi ñi mu gën a faat mooy ñi nga xam ne ñoo jëm mag ak ñi nga xam ne dañuy dund ak beneen jàngoro. léegi ñun fii ci suñu réew ndaw yi ñoo fi ëpp te ci ndaw yi seetlu nañ ne ndaw bi bu amee doomu jàngoro ji daf koy tisati bi mun na nekk mu nekk socc rek ci moom walla mu nekk ci moom benn tayal benn certain temps après mun na ci génn mais ndaw boobu nga xam ne daf ko tisati bu fekkente ne moom jëlul li nga xam ne moom lañ am muy geste barrière surtout takk masque bi bu dendee ak ku màgg wala mu dend ak ku ndaw koo xam ne day dund ak beneen doomu jàngoro yi nga xam ne mën na gàllankoor mën na gaañ kooku te kooku bu ko yoree mën na ko lor. mbokk yi ñu jàll ci tolluwaayu feebaru coronavirus bëccëgu tey ak docteur Alhaji Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim
ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak benn ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé te mu ngi bàyyeekoo ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ni ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee Thiès am na ci fukk ak ñaar Touba am ci fukk Kaolack am ci juróom-benn Dakar Plateau ak Richard Toll am nañ ci ku nekk juróom ñeent ci Mariste ci Médina ak Saint-Louis ñett ci Diourbel ak Yoff ñaar ci Grand Yoff Liberté 4 Liberté 6 Mamel Ouest Foire Parcelles Assainies Point E Rufisque Sacré-Cœur 3 Tamba ak Yaraax benn ci Almadies Cité Djily Mbaye Cité Keur Gorgui Cité Mixta Colobane Dara Daaru Musti Derklé Grand Médine Guédiawaye Guinguinéo Linguère Louga Mermoz Ouakam Patte d'Oie Sokone Yeumbeul ak zone B ñeent fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon tey wér nañu bu si yàlla àndee dinañu génn ñaar fukk ak juróom-ñett ñu nga réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan ba su démb alxamis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom-ñett ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom wér nañ si ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci ñett mbir di sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di dandante ci yenn bërëb yi. ki nga xam ne moo nekkoon opposant malien di Soumaïla Cissé moom la ñu wax ne tey dafa faatu ci ajuma tey ji ci ab feebar bu ko tëraloon Soumaïla Cissé nag ñoo ngi koy fàttaliku nekkoon na sax candidat ci jongante politique yi foofu ca réew ma nekkoon na ko nga xamante ne rek moo gën a fës rek ca kujjek politique gi ñu wax ràññe woon ko loolu moom Soumaïla Cissé moom la yàlla dogal mu làqu tey ji ci ab feebar ñu ngi koy ñaan rek yàlla na ko suñu borom xaare àjjana. agence de presse sénégalaise moom màggal na ay à la traité ci njeexteelu at bi ñoom nag bégal nañu ne ak seen njaboot wa fàttewuñu nag tuutànk ya xew-xew bi ñoo ko doon amalee ca barabu liggéeykaay bi tax na ba directeur général bi di Thierno Birahim Fall dellu si waat ca la nga xam moom la ñu nama def ci APS maanaam def ko ab société nationale ñoo ànd si ak Kaltom Gueye. ñu mag a mag ñi ak tuutànk yi ñoom nag lañ sargal fii ci agence de presse bu Sénégal. ñii di liggéeykat yi nga xamante ni nag def nañ fi lu ëpp fanweeri at nag ñoom la ñuy sargal. ñi nga xamante ni dañoo jël seen ndaw ak seen dund yëpp consacré si lu bëree bëri si agence de presse sénégalaise tey dañoo yegg si liñ naan âge u retraite donc ñu bëggoon nag sargal leen donc pour que tamit jox leen exemple si ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw pour ñu xam lan mooy service public sans sacrifice bi nga xamante ni moom moo nekk ci service public. contentement rek aussi fier may gërëm ñëpp daal di leen sant daal di leen ñaanal bonne continuation. ñii di doomu agent itam daal nañ jël seen wàll ñoom nag daal nañ profito ngir daal rek daral seen xelu waajur yi. lii di APS nag di agence de presse sénégalaise nag day daal di soppi lii di statut ndax nag day nekk société nationale
lu ni mel nag dina am ay responsabilités yu bëri yoo xamante ni loolu la laaj. loolu mooy li nga xamante ne mooy li ñu gën a neex mooy loolu li mu jógee EPIC ñëw SN ñun dañ ko guerre xeex ko te amuñu ko. société nationale nag daf ñuy gën a méngale ak yeneen médias service public yi lu mel ni suñu mbokk Soleil yi ak RTS voilà ñu benn mission lañ am donc dañu war a nag méngale jumtukaay yi ak man-man yi donc bu ko defee liggéey bi gën a donc sell gën a jaar yoon gën a yemb incha allah. directeur général bi agent yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seen waa kër nag daal nañ respecté li nga xamante ni moom moo di fête bi am at bu jot ay cadeau nag jox nañ ko agent yi nga xamante ni dem nañ retraite waaye itam xale yi jël nañ seen wàll lépp rek ci ambiance bu xumbute dagaan. jërëjëf Kaltoum Gueye laay Maktar mbokk yi ñu wéy di takk masque yi di raxas loxo yi te ci def gel te bu ñu toog nañu may tante ci toll ci benn mètre ngi mën a mucc ci feebaru coronavirus ñoo ngi ñaana rek suñu mbokk chrétien yi feetu Noël ak jàmm di leen ñaana ba ci ku jàmm salaam.